Sénégal asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaat jàmm si suñu chaîne YouTube Sénégal Emploi Business foo leen mën a nekk jamono yi comme niñ koy taamu di defee di waxtaan secteur primaire ak secteur secondaire mooy maanaam mbay mi ak lu ci jëm. suñu vidéo yu mujj yëpp gis ngeen ñu si doon waxtaan OGM avant sax loi bi ñu koy dugal vidéo bi passé def nañ si vidéo 10 minutes expliquer carrément nan la ñii di fexalee pour dugal OGM biir Sénégal tegee seeni pion ba jàllale seen loi boobu. waaye boobu ba léegi nag waxtaanaguñu clairement lan mooy OGM maanaam définition wu OGM démb nag damaa kontaan bi ma gisee Ousmane Sonko seen conférence de presse bi nga xam ne wala sax seen campagne bi ñu doon def à Ziguinchor mu jot ci wax pour quelques secondes déjà c'est bien. mu seet suñu réew ci ay loi yu bon yu ñuy voté wala loi yu baax yi ñu bañ a voté dugg na ci léegi benn mooy yàq réew bi ñu bëgg a yàq réew bi ca papier bu am ci lu ñuy signé ak convention internationale dugal leen ci waxu genre te fu ñu tuddee genre mooy na nga ñu def ba góor jigéen sax ci réew mi barki démb dégg ngeen lu ñuy wax OGM nga xam ne musiba la ci lu ñuy lekk ay gàncax yu ñuy modifié génétiquement voté nañu loi boobu nekk ci assemblée nationale léegi ñu commencé sol suñu doom yi loo xam ne feebar bu bon bu nekk dina tudd ci ñoom. moom nag présent wul woon bi ñuy voté loi bi parce que xam naa ne jamono ji dem assemblée du lu ko yitteel ndaxte bu fa demee pour des choses politiques ñu si bëri dañ ciy profito di ko sànniwaale ay pic wala sax moom amul majorité même bu fa nekkoon ça n'aurait servi à rien doonul woon jëriñ dara. lan mooy OGM tey ci loolu la ñuy ñëw OGM ci tubaab boo ko tekkee mooy organisme génétiquement modifié yàlla ni mu bindee lépp loo xamante ne day dund mooy organisme vivant lu ne balaa muy nekk ci moom daa am lu tax muy nekk loolu mooy lan lépp day tàmbalee ci ADN bi ADN bi moom mooy joxe li ñuy wax gène boobu mooy jox ay information cellules yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir chromosome yi ne leen nit ki dama bëgg mu am ñaari loxo wala mu am benn loxo wala mu am juróom-benn baaraam mu ne gàncax gi dama bëgg xob yi xonq wala mu weex xar bi dama bëgg mu am béjjén wala du am béjjén kon donc bépp créature noonu lay formé wu. gènes yooyu ci ginnaaw nag dafa am benn élément bu ñuy wax élément chimique bi ko yàlla di defar dafa dogal ne organisme vivant yépp muy maanaam nit mala ak gàncax élément chimique yooyu yépp ñoom ñoo ko nduroo kon tey ñii di def OGM gène boobu di yónni information pour que lii mu mën ko yabal pour mu def lii gène boobu la ñuy jël changer ko léegi nag moo tax mu tudd organisme génétiquement modifié tey jii ci misaal boo xamee gène bi nekk ci xar bu jigéen walla xar boo xamante ne du am béjjén ñoom buñ ko jëlee transplanté ko transféré ko yóbbu ko ci beneen xar boo xamante ne mu ngi waaj a juddu xar boobu y a plus de chance doo am béjjén li tax nag mu dangereux scientifique yi di ko wax tout le temps mooy organisme génétiquement modifié mooy maanaam génome yi les gènes yàlla bi mu ko defee ci lépp loo xamante ne day dund ba léegi ñun xamuñu rôlam ak njëriñam dëgg-dëgg ci doomu aadama moo tax à chaque fois bu ko nit ñi di ci jouer day dem di indi ay problème yooyu nag bari na et surtout ci produit yi ñuy wax OGM alimentaire boo xoolee bu ñuy def OGM bi bu ñuy jël benn gène comme par exemple nañ jël exemple ceeb dafa am benn larve boo xamante ne daf ko yab trop ñu koy wax la larve de pirate larve boobu tey jii bu fekkee ne jël nga ceeb OGM ñii nga xam ne dañuy def ceeb OGM bi dañuy dem ci beneen leneen luy dund loo xamante ne larve bi ñemew ko walla mënu fa développé wu ñu jël gène boobu yóbbu ko ci ceeb bi transplanté ko ci ceeb bi ba larve boobu nekk OGM bés bu ci déggal ba ceeb boobu nekk OGM bés bu ci larve bi di ñëwati day du ko mënal dara OGM bi ci boppam day dee waaye bu ñuy def transfertu gène boobu ñu tuddee gène d'intérêt gène boobu la ñuy wax gène d'intérêt bu ñuy def transfert am pour mu dem fi ñu bëgg mu dem day ànd ak beneen gène bu ñuy wax gène marqueur léegi nag ñoom ñaar ñëpp day indil jafe-jafe nit benn bi gène d'intérêt bi à chaque fois que bu ñu koy yóbbu sànq gégg ngeen ma leen naan transfert bu nekk day joxe ay information cellule bi pour mu am lu mu créer
mën na créer leneen loo xamante ne tàmmuñu ko gis fi ñu ko transféré ba muy indil jafe-jafe nit. ci exemple boo xoolee États-Unis bu njëkk amoon nañ fi jamono boo xamante ne ñu doon gis ñu bari di am ay problème allergie ay problème obésité mais biñ leen xoolee ñoom ñëpp lenn lañ nduroo mooy dañ daan lekk tacos lu bari ñu dem gëstu ci ay tacos gis na ne ñoom ñi daan lekk tacos bu yàgg te amuñu woon feebar boobu léegi ñu ngi koy commencé am depuis bi OGM bi duggee foofu. c'est normal parce que gène bi nga xam ne moom moo gérer transfert boobu moom moo indi ay protéines yu bees ba yow mi nga xam ne da nga daan lekk démb mboq du la allergie tey boo lekkee mboq OGM mu allergie la loolu benn la. beneen bi muy le gène marqueur bi nag buñ ko ci yóbboo dafay ànd ak li ñuy wax day résistant à des antibiotiques pour que jiwu OGM boobu bañ a yomba sonal léegi nag yow buñ la bu gène marqueur boobu nekkee foofu mu nekk ci garab bi après day nekk ci doom yi yow nag nga lekk ko yow boo koy lekk gène marqueur boobu di ab résistant à des antibiotiques day topp ci ñam boobu nga lekk léegi yow par exemple imaginer nga daan am angine ñu lay jox benn antibiotique mu la daan faj nga amaat angine dem ci même médecin bi fekk ne yaa ngi doon consommer bu baax OGM mu jox la même antibiotique boobu fajatu la mais tu te demandes pourquoi antibiotique bi doon ma faj démb te ren mënatuma faj parce que simplement OGM bi nga doon lekk dafay dem ba sax yaram da ciy créer ab résistant bu antibiotique ba antibiotique bi la doon faj démb mënatu la faj ak yeneen problème yoo xamante ne cité woon naa ko suñu vidéo yu njëkk yi. léegi nag boo ñëwee ci dëkk yu mel ni Europe da ngay gis ne ñoom dañu tere OGM waaye terewuñu importation wu OGM moo tax ñu ne jaaykatu agroalimentaire yi ñii di jaay li nit ñi di lekk seeni étiquette bu fekkee ne li nekk ci OGM pourcentage bi ëpp na 0,9% moo xam OGM direct la wala produit dérivé de OGM nañ ko xamal ñi nga xam ne ñoom ñoo koy consommer. Sénégal nag moom du ma ne mosuma koo gis du ma ne amul waaye mosuma koo gis koo xamante ne dina jënd produit jël temps di lire étiquette bi moo tax dafa am importance bu fekkee ne am nga ay consommateurs yu avisé. beneen bi di ngeen gis tamit benn genre nag bu ceene ñu koy wone souvent ñenn ñi am occasion di seetaan ay salon de l'agriculture ñu koy wax nag yi nga xam ne nii la tudd triple B mooy blanc bleu belge nag yooyu ay nag génétiquement modifié la dañ ko def pour mu créer pour mu mën a produire plus de yàpp ce n'est que du commercial mais aussi scientifique yi d'accord nañ te prouvé nañ genre nag yooyu dañuy pauvre en oméga 3 donc dañ lay exposer ay hypertension artérielle ay maladie cardiovasculaire diabète yenn cancer yu raar yi et cetera moo tax OGM lu jar a taxawaat def seetlu la waaye dëkk boo xamante ne ñu ngi fay dugal OGM dafa am ay organismes yu muy jaar ba pare ba mu firndeel ne OGM bi est inoffensif ci gàncax gi ci l'être humain ak l'être animal boo demee Europe di nga gis benn structure bu Union européenne teg mu gérer la sécurité alimentaire ñu koy wax l'EFSA ñooñu ñooy gérer la sécurité alimentaire biir Europe ñooñu tey bu OGM waree dugg Europe ñoom ñoo koy joxe accord bi ne scientifiquement baax na avant ñu koy proposer la commission européenne ñu voté ko bu fekkee dafa war a dugg ci dëkk bi ñu d'accord bu fekkee waru ci dugg ñu bàyyi mais bu fekkee da nga dem dëkk yu mel ni États-Unis foog mu jàll ñetti bànqaas comme USDA di xool ndax dina respecter la biodiversité wala EPA di xool ndax dina respecter l'environnement wala l'EFSA pour xool ndax baax na ci doomu aadama yi li tax ma jox énoncé li ma tudd nii yëpp mooy que Sénégal biñ koy jàllale loi bi en làqatu ci yàkkamti amul benn scientifique boo xamante ne consulté nañ ko ci lii amul benn scientifique boo xamante ne joxe na approbation seulement ministre de l'environnement dégg ngeen li ma wax ministre de l'environnement xam nga États-Unis nee naa kii nga xam ne moo gérer environnement gérer gàncax gi gérer nit ñi gérer waale animaux yi ñooñu ñooy génn joxe seen accord mais Sénégal ministre de l'environnement seulement moo dem défendre affaire bi une question aussi importante ministre de l'environnement rek waru ko gérer daanaka li ma jot a wax yépp
firndeel ne wala gën na wane ne OGM baaxul waaye ñi koy jaay dañ lay gëmloo ne di nga am production record ndaxte du am maladie mën na résister à la sécheresse waaye liñ la waxul mooy ci ginnaaw utukaay xaalis bu rëy la ndaxte OGM ku koy jaay couple lay doon dalay jaayee OGM ak produit yi ciy dem ñaari ki koy moom moo lay jaay loolu jaay la leneen munoo ñëw jël jiwub OGM dem ca marché ba ut produit phytosanitaire bu la neex def ci loolu moom moo tax ñuy wax day teggi liberté baykat bi ndax bu boobaa baykat bi dootul am choix fii lay jënde wala fii la dul jënde waaye li ci gën a yéeme mooy depuis la nuit des temps bi àdduna doonee àdduna ba léegi yàlla daf ñu jox jiw ñu mën ko reproduire mën ko yaatal ku nekk mën ci jot waaye ñoom ñii dañuy ñëw dakkal loolu imposer le OGM bi jël jiw bi catalogué ko ne ko léegi ñoom ñoo moom jiw bi fii nga koy utiliser ba keroog ñuy am ba keroog seeni brevet di valable d'habitude brevet bi 10 ans lay doon saa yi soo utiliser jiw bi da nga leen di fay ay royalties maanaam da nga leen di daggal ñoom dañ ciy am loolu moom mooy OGM. léegi nag di ngeen jàng ci ñaar yi ma leen wax li OGM di joxe ak liñ leen di promettre ban moo ci ëpp solo pour yéen du ñoom liñ leen di wax waaye yéen lim leen di jural moo ci ëpp solo dëkk boo xamante ne réglementation yi dëgërul que loi yi mën nañ ko changer à coût d'argent il faut faire attention ci genre produit yu mel nii. ma jeexalee ci li ministre bi défendre projet OGM bi à l'Assemblée nationale ba tax ñu voté ko rapidement et sans débat moom nee na ci waxam dafa am protocole bu fi amoon 2000 ñu koy wax protocole de Cartagena sur la biosécurité nee na Sénégal da ci war a teg tànkam bu baax ndaxte wax na lu bari ci biosécurité mu ñëw gën ko soril ci li ñuy wax la responsabilité pénale nga xam ne gën nañ ko yaatal ci le protocole additionnel de Kuala Lumpur. protocole additionnel de Kuala Lumpur c'est simplement ay dëkk yu tase la mën a defar ay loi yi nga xam ne moom la ñuy appliquer seen biir dëkk bu ay problème biosécurité amee foofu mooy maanaam ay problème OGM ak ñoom seen. waaye li ma gën a reelu ci li ministre bi wax devant l'Assemblée nationale nee na d'après révision wu Kuala Lumpur bi nee na loi wu Sénégalu 2009 boobu respecté wul conformité bi nga xam ne moom la protocole boobu amoon Kuala Lumpur en 2010 joxe nee na ba dem ba cité à son article 18. article 18 boobu daf ne Sénégal tere nañ fi lépp luy importation recherche ak commercialisation di li ñuy wax ko OGM ci biir Sénégal loi boobu 2009 la woon jàpp leen bu baax date yi waaye li ma jaaxal ci loi boobu article 18 boo ci paree article 19 ba 20 ba 21 loi bi danaan waaye képp ku fi bëgg a importer na koy yëgal ANB mooy agence nationale sur la biosécurité waaye dëkk noo fa mën a teree drogue ba pare ne léegi képp ku bëgg a drogue demal wax képp ku bëgg a dugal drogue demal wax ko police loo tere kenn tere nga ko kenn waru ko dugal loolu moom mooy problème loi boobu. waaye ba léegi mu ne accordu Kuala Lumpur yi dëppoowu la article 18 loi bi nga xam ne moo amoon 2009 te protocole Kuala Lumpur bi 2010 la. léegi 2010 ak léegi Macky Sall toog na fi 12 ans ba léegi yéen a ngi door a xam ne y a pas de conformité entre ñaar yooyu non man gëwuma loolu man li ma gëm mooy visitu jabaru Bill Gates de la fondation Bill et Melinda Gates bi élection locale yi ñu ngi waaj a jeex ñu ngi waaj a ñëw législature bi mu ngi waaj a jeex boo leen perte de majorité bi xam ngeen ne lii du dugg biir Sénégal moo tax ngeen gaaw dugal ko pour président de la république promulguer signé ko balaa boobu loolu lañ amoon lu ñu leen di dégtal tey ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm ba beneen